voilà mbokk yi waaye droit positif tamit li ko tax a jóg yoon mooy aussi assurer la sécurité des personnes et des biens ndax mbokk yi ñun ñëpp dund nañ ko ci jamono yi passé Sénégal am na lu fi jotoon a xew sécurité nit ñi demoon na ba ñëpp tiit nañ ci moomeelu nit ñi aussi tamit gis ngeen yàqu-yàqu yu fi am léegi nag droit positif moom li ko tax a jóg mooy fexe ba nit ñi nekk ci sécurité mais aussi seeni moomeel nekk ci sécurité loolu ñaari njëriñu droit positif a ngi noonu. beneen bi mooy droit positif day permettre ñu mën a fexe ba société bi ñu organiser ko ci anam yoo xamante ni anam yu mucc ayib lay doon. waaye mbokk yi mënuñu wax droit positif te waxuñu ñaari xeet yoo xamante ni ñaari xeetu aspect yoo xamante ni ñoom droit positif moo leen ëmb. ndax bu ñu nee droit positif dafa ëmb ñaar, dafa am lu ñu naan droit objectif am aussi lu ñu naan droit subjectif. voilà ginnaaw caractère permanent de la règle de droit boobu ma wax am na lu ñu naan caractère coercitif de la règle de droit. caractère coercitif de la règle de droit boo leen ko déggee mooy règle de droit dañ ko war a respecter comme ni ma leen ko waxee ci kaw te képp koo xamante ni salfaañe nga ko def nga lu ko mooy yow yoon dafa war a dal ci sa kaw. ma ñëw foofu sax ci xët boobu ñu tuddee code pénal. code pénal ak dafa nekk code boo xamante ni moom la ñu tuddee sax gendarme wu droit. moom mooy gendarme wu droit ndax am na yenn xeetu jalgati yoo xamante ni nit ki mën na ko def jëmale ko ci wàllu commerce mais loolu texte bi nga xamante ni moom la ñuy appliquer bépp commerçant mën na bañ a prévoir ay sanctions waaye mën nañ ne ab commerçant boo xamante ni def na lu mu warta def code pénal bien que sax commerçant la waaye code pénal moom moo prévoir daan yi nga xamante ni moom la ñu war a teg ci ndoddam bu fekkee jalgat def na ay jalgat yi jëmale ko ci wàllu commerce am. kon loolu day wane ni règle de droit li koy caractériser mooy boo defee loo warta def caractère coercitif de la règle de droit li muy tekk mooy boo defee loo warta def yoon day dal ci sa kaw. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum mbokki auditeur auditrice sunu kër FM. asalaamaaleykum waa convergence alternative pour la prospérité CAP Sénégal naataange. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di beral nuyoo président Abdoulaye Fall mi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu nekk ci boppu convergence alternative pour la prospérité. di nuyu sama ñaari jigéen ki ci njëkk di Fatou Lo di nuyu aussi tamit madame Wade. maa ngi nuyu aussi sama nijaay sama xarit Mamadou Ndaw tonton maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. tey nag ginnaaw bi ñu jéggaloo nag ci ay dimanche yu passé yoo xamante ni defuñu ci émission ñoo ngi ciy jéggalu bu baax a baax. maa ngi ci doon jokkook sax président Fall maa ngi naan ko na ma waa convergence alternative pour la prospérité jéggal ak bépp auditeur ak auditrice wu sunu kër FM ndax nit ki moom boo joxee sa kàddu da nga ko war a respecter waaye parfois liggéey bi dana la tënk ba pour nga honorer say engagement sax day xaw a metti mais ñoo ngi ciy jéggalu bu baax a baax. xam naa maa ngi ciy waxtaan ak sax président Abdoulaye Fall maa ngi naan ko heure bi buñ ko mënee maanaam jour bi buñ ko mënee changer mooy gën bu ko defee ñu def ko mercredi après midi bi ci la ñuy gën a am temps
bu ko defee émission bi ñu mën ko di ko def régulièrement. mbokk yi ñu ñëw ci les caractères de la règle de droit. ndax yoon moom buñ ko waxee rek mooy règle de droit. mënoo wax droit te doo wax règle de droit. règle de droit yooyu nag dafa am ay caractères. bi ci njëkk mooy généralité de la règle de droit. mbokk yi lan mooy généralité de la règle de droit? règle de droit la règle de droit est générale bu ñu koy wax rek mooy nañ ci déggee ni moom ñépp a ko tax a jóg, amul xàjj ak amul seen. képp koo xamante ni def nga loo xamante ni yoon santaanewu ko ak koo mënti doon, yow yoon dafa war a dal sa kaw. loolu moom mooy généralité de la règle de droit. am na aussi tamit lu ñu naan caractère obligatoire de la règle de droit. caractère obligatoire de la règle de droit boo leen ko déggee mooy règle de droit ñun ñëpp dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a respecter. képp koo xamante ni respecté woo ko, yoon day dal ci sa kaw. te caractère obligatoire de la règle de droit mën nañ ko sax tekki ci beneen fànn mooy dafa nekk loo xamante ni ñëpp dañ cee war a tënku. ñëpp dañ cee war a tënku. képp ku ci tënkuwul rek bu boobaa yoon day mën a dal ci sa kaw. am na aussi tamit lu ñu naan caractère permanent de la règle de droit. caractère permanent de la règle de droit boo leen ko déggee mooy règle de droit moom comme ça ñu génne benn texte jëmale ko ci wàllu commerce. texte boobu ñu génne dafa nekk loo xamante ni day continuer. waaye nag buñ ci déggee ni texte boobu day war a day continuer di nekk ilaa yawmi diin. ndax texte boobu am na commencement, waaye nag nañu jàpp ni bis dina ñëw mu am mu dañ, mu jeex, ñu far ko ci sunu arsenal juridique. voilà. léegi caractère permanent boo leen ko déggee mooy règle de droit bi bu xasee nekk ci sunu arsenal juridique, dañ ko war a appliquer comme ni mu waree. dañ ko war a appliquer comme ni mu waree. waaw mbokk yi, ma ñëw ci ñaari xeet ci droit yoo xamante ni ñoom ñëpp droit positif moo leen ëmb. bi ci njëkk mooy lu ñu naan droit objectif. droit objectif mbokk yi boo leen ko déggee, moom li ko tax a jóg mooy jëflante yi nga xamante ne day dox ci diggante nit ak nit. fexe jëflante yooyu jaar ni ko yoon santaane. ak jëflante yi nga xamante ni day dox ci diggante nit ak état, pour fexe ba jëflante yooyu mën a jaar ci yoon. ndax mbokk yi bu ñu fàtte ni état de droit li koy caractériser mooy état ak ñi nga xamante ne ay citoyens ñoom ñëpp dañu war a ànd tënku ci li nga xamante ni moom la yoon santaane. état amul droit def loo xamante ni yoon santaane wu ko. citoyen aussi tamit amul droit def loo xamante ni yoon santu ko. kon droit objectif moom moo gën a yaatu. bu ñu ñëwee ci droit subjectif, moom nag li ko tax a jóg mooy sañ-sañ mi nga xamante ni tonton Mour Ndao am na ko. maanaam àq yi nga xamante ni tonton Mour Ndao am na ko. àq yooyu droit objectif daf ko reconnaître. kon mën nañ ci déggee ni tonton Mour Ndao mi nga xamante ni def na dara, te loolu mu def moom jàpp na ni loolu jéggiwul yoon, te alors que droit objectif loolu reconnaître ko, loolu bu boobaa yoon mën na indi ay jafe-jafe ci moom. damay jàngale. kon dañ ciy dégg ne bépp droit objectif rek, bépp droit subjectif boo xamante ni nit ki moo ngi koy réclamer wala nit ki moo ngi koy exercer, day fekk droit objectif daal di dëggal droit boobu, àq boobu, daal ko koy reconnaître. voilà. bépp droit
subjectif boo xamante ni nit moo ngi koy exercer te alors que bokkul ci li nga xamante ni droit objectif reconnaître nu ko, bu boobaa moom na jàpp ni dafa wàcc yoon. kon nañu jàpp ni droit objectif moom dafa concerner ñëpp, état ak citoyen yi. mais aussi tamit droit subjectif nañu jàpp ni moom moo gën a gàtt. moom bu ñu ko déggee rek mooy dafa concerner benn nit. waaw voilà nañu jàpp loolu. mbokk yi, bu ñu fàttalikoo émission bi ñu njëkkoon a def, ñëwoon nañ ci aspect yu bari jëmale ko ci droit positif sénégalais. bari woon na ay thèmes nag yoo xamante ni waxoon nañ ko, énuméré woon nañ ay thèmes yoo xamante ni dañoo fas yéene def ci waxtaan bu yaatu. ndax mbokk yi, émission bi li ko waral rek mooy xibaar, mais aussi yee nit ñi ci droit positif sénégalais. ci thème yooyu nag ñu waxoon, bi ci njëkk mooy qu'est-ce que le droit positif sénégalais, lan mooy droit positif ci Sénégal. bu soobee yàlla émission bi ku ko topp di nga xam lu bari incha allah ci kàttanu yàlla ci lépp lu jëm ci droit wu Sénégal, yoonu Sénégal. mbokk yi, droit positif de buñ ko doon tekki dañu naan ay règle la yoo xamante ni, maanaam ay sart la yoo xamante ni bépp société daf ko teg pour fexe nu mu doxee ci dal, ci jàmm. mais aussi tamit mën nañ ni droit positif li ko tax a jóg mooy fexe ba nit ñi amlante gi ñuy amlante, moo xam ñu jëmale ko ci wàllu koom-koom, moo xam ñu jëmale ko ci wàllu leneen, wàllu liggéey ak ñoom seen, mu mën a dëppoog ak li yoon santaane. ndax mbokk yi, bu leen fàtte ne état de droit li koy caractériser mooy dafa am ay texte yooyu bépp citoyen, bépp nit rek da nga ko war a respecter. loolu moom mooy caractéristique gu état de droit. waaye mbokk yi, mënuñu wax droit positif te duñu ñëw ci lan moo ko tax a jóg. ndax boo leen gisee définition bi ma joxe sax da ngeen ni xam lan moo waral droit positif am, lu tax ñu teg droit positif. mbokk yi, droit positif bu leen neexee ngeen ne yoon li ko tax a jóg rek mooy fexe ba bànqaas yi nga xamante ni ñooy ŋànk réew, bànqaas yooyu daal di am ndëgërlaay bu mat sëkk. mais aussi tamit ñu fexe ba ñi nga xamante ni citoyens yi la ñu respecter bànqaas yooyu, muy les institutions. waaw bu leen neexee ngeen ne droit positif li ko tax a jóg yoon mooy assurer la stabilité des institutions. ndax mbokk yi, institution dafa nekk loo xamante ni dafa am solo. voilà mbokk yi, ma ñëw ci li ñu naan le caractère extérieur de la règle de droit. caractère extérieur nag de la règle de droit boo leen ko déggee mooy li nga xamante ni dafa nekk ci xam naa buñ ko doon tekki ci olof dina xaw a jafe, waaye loo xamante ni nekkul ci bëgg-bëggu nit ki, nekkul ci bëgg-bëggu nit ki. waaw nit ki, comme ni ma ko mën a misaalee mooy le droit positif mën na teg benn sart ne lii kenn waru ko def. nit ki mu bëgg ko walla mu bañ ko dafa war a respecter loolu, maanaam dafa jël bëgg-bëggam. waaw dafa war a respecter loolu. bu ko deful yoon mën na dal ci kawam. waaw xam naa fii la ñuy yemale émission bi incha allah ba mercredi, bu ko defee ñu mën a dugg ci sunu beneen
sunu beneen thème incha allah ci kàttanu yàlla. thème bii di ñëw nag fas yéene nañoo waxtaane les branches du droit ndax mbokk yi dafa am lu ñu naan droit privé am lu ñu naan droit public incha allah dinañ ci ñëw ci anam bu yaatu ci kàttanu yàlla. voilà bu soobee yàlla parce que li ñu tax a jóg rek mooy fexe ba droit positif sénégalais ñu wolofal ko ba ñëpp xam lan moo ko tax a jóg. waaw bu ko defee nit ñi danañ mën di muytu ndax bari na ñoo xamante ni dañu mel ni man ñoo ngi def dara te xamuñu ni yoon daf koy tere. waaw incha allah bu soobee yàlla loolu moom dinañ ci xar sunu tànk tuwéy. di sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah ci kàttanu yàlla di leen jox di leen dig ndaje mercredi bi incha allah ci kàttanu yàlla à partir de 16h bu ko defee ñu mën a wéyal waxtaan bi jërëjëf alhamdulilah. aku doomu Aadama li mu